أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أعوذ بالله أن أكون في نفسي عزيما وعند الله سهرا mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu téléspectateur téléspectatrice yu Medina TV ci seen émission Ulil Albab ñu leen di nuyu di leen ziyaara mbokki internet yi di leen jéggalu ci gëj gi nga xam ne émission bi gëj na koo am mu nekk xat-xatu jamono rek ñu leen koy jéggalu wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoom ñu ngi koy teewlu saa su nekk ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax ci seen teewlu boobu nga xam ne ñu ngi koy teewlu émission bi di Ulil Albab tey nag ñu fas yéene ñëw waxtaanee comme niñ ko baaxoo defee rek ci actualité yi nga xam ne moo ngi am ci réew mi tey bi ci gën a siiw di mbirum passeport diplomatique yi ak ñaari activiste yi nga xam ne yoon teg na leen loxo ngir ay njuuj njaat yoo xam ne ñu ngi ko doon def kenn ki ñu di ko wax Simon kenn ki ñu di ko wax Kilifa di seeni surnom yi nga xam ne moom lañ leen di woowee tey nag liñ bëgg a wax mooy waxoon nañ fi ci jamono yële weesu ne justice warul nekk à deux vitesses justice dafa war a tege ci yoon atte dafa war a tege ci yoon ndax bu ñu nekkee 16 millions d'habitants ñu jël benn minorité dénk leen suñu réew mu am kuñ ca seppi jiital ko ne ko yow yaay chef de l'État mu waroon am séparation des pouvoirs ndax ñetti pouvoir yi ñoo fi nekk muy pouvoir exécutif moom mooy le président de la République am pouvoir judiciaire muy ñi nga xam ne ñooy l'armée bi ak ñi nga xam ne ñooy yor wàllu justice am pouvoir législatif mooy ñi nga xam ne ñoo nekk fële ca pencum ndaw réew ma waaye ñun jafe-jafe bi ñu am ci suñu réew tey mooy ñetti yooyu yëpp dañ koy jël jox ko benn nit mu yor ko di ko instrumentaliser di ci def la ka neex mooy benn nit moom mooy yor pouvoir exécutif mooy yor pouvoir législatif mooy yor pouvoir judiciaire te loolu fitna bu rëy la tardement bu rëy la ci réew moo xam ne noonu lay doxee réew yi nga xam ne yëpp indépendant nañ dañuy def séparation des pouvoirs maanaam exécutif bi mënul jënd législative ñi nekk ci pouvoir législatif bi ñu baal ma mënuñu jënd tamit ñi nekk ci pouvoir judiciaire bi ku ci nekk dafa am sa autonomie loolu mooy tax mécanisme yooyu mooy tax am réew mën a dox waaye li ñu seetlu tey ci suñu réew mooy ki yor pouvoir exécutif sëj naa gàddu yatam di dóor ñi ko neex di baal ñi ko neex yàgg nañ ko gis ci réew mi ay nit yoo xam ne amaana dañuy farak ki nga xam ne moom moo yor pouvoir exécutif moom moo yor pouvoir judiciaire moom moo yor pouvoir législatif ñu farak moom tax ñu ne ci réew mi di def lu leen neex te dara du leen ci fekk et pourtant njiitum réew mu yees mii ñu am ba ñu koy fal daf ñu waxoon le patrie avant la partie mu mel ni sens contraire la léegi li ñu gis ay analyse rek la ñuy def ci réew mi lañ bokk te ñu sañ ko mooy tey li ñu seetlu mooy c'est le parti avant la patrie mooy képp koo xam ne bokk na ci biir parteem donte njombe boo munti def tey yaa ngi sibiti di dox say soxla di def lu la neex am sa liberté waaye képp ko opposé wu doxalin bi nga xam ne moom moo am ci réew mi tey moo xam dañ la sosal moo xam da nga am ay problème ak pouvoir judiciaire bi tey dëgg nañ ci seen tànk ba dugal la foo xam ne caabi da lay féete ginnaaw loolu nag mbir mu doy waar la loolu mbir mu doy waar la lu ñu war a xool ci réew mi la kon réew warul doxee noonu
ndax justice subhanahu wa taala moom moo ci njëkk a wax ne bu ñu koy àtte nañ ko teg ci yoon kunu qawamina bil qist shuhadaa lillahi yàlla nee na bu ñuy àtte nañu àtte ci yoon bu ñu topp suñu bànneexu bakkan ku tooñ ñu teg ko ci yoon loolu mooy tax réew mën a tegu ci yoon injustice yi ngay gis ci réew mi yépp li ko indi mooy justice bu tegewul ci yoon te loolu ay catastrophe lay indi te loolu ci lañ jëm parce que dañ ne ku artuwul di nga àtte kon ñëpp ñi nga xam ne dañu am kàddu ci réew mi rawatina autorité religieuse yi bu ñu seetaan lii nañ jug wax ci parce que Sénégal jugoon nañ tollu woon foo xam ne ci 2 mars bi passé metti woon na trop ba ñëpp jaaxle yàlla wis ci ndox mu sedd waaye gëwuma ne beneen yoon buñ jugaatee mbir mi danañ ko mën a arrêté kon ñi war a yëkkati seen kàddu nañu jug wax ci lii balaa muy jéggi dayoo ndax justice dafa war a tege ci yoon te bu ñuy seede ñu seede te yàlla tax shuhadaa lillahi loolu na ko borom subhanahu wa taala waxee moo xam li ngay àtte day dal ci sa kaw wala ci sa njaboot wala ci say jegeñaale wala ku mu mënti doon yàlla nee na nanga ko teg ci yoon moo xam ki ngay àtte borom alal la moo xam ku ñàkk la waaye borom bi subhanahu wa taala nee na shuhadaa lillahi na ngeen ko seede te borom bi subhanahu wa taala moo tax suñ ko defulee nag yàlla moom mu ngi ñuy xaar alaysa allahu bi ahkamil xaakimin yàlla nee na lépp lu ngeen àtte dinaa ko àttewaat te am na yoo xam ne sax yàlla du xaar ba bés penc fii la koy réglé te yàgg nañ koo gis xoolal réew yi ñu wër ñu nekkoon ci injustice ñëpp mbir yi dafa mujjee wëlbatiku seen kaw loolu nag jar naa bàyyi xel te ñu bañ a jël réew mi di ko fowe réew kenn du ko fowe ndax ay propre intérêt benn minorité boo xam ne ñoom ñoo am seen propre intérêt réew mi nag wàccoo nañu ak ñoom 1960 ba léegi ñi jot a nekk ci nguur gi yëpp réew mi wàccoo nañu ak ñoom ndax seeni salaire musta tardé bu ñu feebaree ñoo leen di faj ñoo yor seen famille ñoo yor seeni déplacement ba fi ñuy waxee nii képp ku nekk ci nguur population bi ñoom ñoo la yore ndax l'argent du contribuable moom la ñuy jël di ko dundee ngalawaay nañu bàyyi xel askan wi te it séparation du pouvoir ñu def ko bàyyi assemblée mu am autonomie lépp lu ñu indi te méngoowul ak réew mi ñu bàyyi ñoom ñu dem ci ak seen teeyu ba kenn voté ay loi yoo xam ne dafay méngoog waa réew mi bàyyi pouvoir judiciaire mu doxal liggéeyam ku ñu war a àtte teg ko ci yoon ñu teg ko ci yoon ku am dëgg ñu jox ko dëgg pouvoir exécutif kuñ ko dénk tamit nga xam ne ndénkaane la moomuloo ko askan wi la ko dénk ñu ngi nii di la xool pexe nag képp ku koy def yàgg sa kaw lay wëlbatiku yàlla nag suñ borom subhanahu wa taala wax nañu ci alquran ne wa kazalika jaalna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha li yamkuru fiha waaye nag wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun yàlla nee na nag ñàkkul ne réew mu nekk am na benn groupe bu kàccoor bu fa nekk ñoo xam ne ñooy toog ci place u décision yi di jël ay décision waaye yàlla nee na décision yooyu ñuy jël bés dina ñëw décision yëpp seen kaw lay wëlbatu loolu nag yóbbal la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gérer suñuy mbir te ñu dénk leen ko beneen bi muy ñaari rappeurs yooyu ñuy wax te nga xam ne ay activiste lañ wax dëgg yàlla soo nekkee ci position wu défendre dëgg ñu gis la ñu ñàkk la gis yëpp da nga war a doxal dëgg an tahbuda allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak yàlla moom boo koy jaamu da ngay def sa xel ne yaa ngi janoog moom wala boog nga jàpp ne yàlla mu ngi janoog yow loolu la wolof di wax naan
wéet gore wéttalu ko gore waaye nga ne da ngay dénoncer dëgg ba pare ñu di la fekk ci lu dul dëgg loolu tamit neexuta layal waaye ak lu mën a xew nag dossier bi ci loxo yoon la demoon bëri na luñ ci wax bëri na ay interprétation waaye ñun ñu ngi def alerte li tax ñuy def alerte mooy justice 2 poids 2 mesures mooy dañu fi gis ñoo xam ne dañ leen jàppoon flagrant délit la main dans le sac comme niñ koy waxee ci ay mbirum faux billets ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen jàpp ci ay détournement te kër yi saytu mbir yooyu ñoom ñoo ko fésal lu ci mel ne ay OFNAC ak yi aju ci ñoom ñoo fésal détournement yooyu kenn layeelu kenn sosalu leen dara waaye féete gi ñu féete ci nguur moo tax ñu bàyyi leen ñu am seen liberté di dugg fu leen neex di génn di am sañ-sañu laaj dagaan baatu askan wi te loolu yàggul dara vidéo yooyu ngi di circuler nee naa leen fii dañu toll jamono joo xam ne ku ñu jàpp tëj la dañoo def lu leen neex rek mais kenn sosalu fi kenn dara ndax lépp mu ngi ci archive yi lépp mu ngi si vidéo yi kon su ñu amee ci réew moo xam ne nit dafay def flagrant délit ñu jàpp ko waaye ñu bàyyiwaat ko muy circuler ba am sañ-sañu taxaw sax naan dafa bëgg a jiite ab gox loolu nag buñ si bàyyiwul xel borom bi subhanahu wa taala ñoo ngi ci erreur bu rëy ndax injustice baaxul ci réew ak ñoo am lu ñu war a lijjanti ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi bëri nañ ay priorité de nit ñee ngi fi di feebar di dee baykat yee ngi nii di souffrir gis nañ fi bu yàggul ñoo xam ne dañu bay seen soble ba pare amuñu fenn fu ko jaay muy nëb ci seeni loxo coowal mbayum gerte gee ngi fi ba léegi jugu fi mbirum santé ngi nii ba léegi yaa ngi gis ñi nga xam ne ci corps médical bi lañ nekk di kaas seeni arriéré de salaire wala ay avantages yu leen war a defal ba léegi mu war a des problème mu enseignants yi ñoo ngi nii war a dem ci ouverture des classes ndax école yi répondre na norme yu tax xale yi war a jàngi yooyu yëpp ay priorité la mbënd mee ngi nii bu yàggul ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir ndox mi yooyu yëpp ay priorité la ñu war a dox si priorité yooyu bàyyi ko fa ne ñëpp di topp ay par personne parce que lan da nga tudd sama mauvaise gestion déedéet au contraire kooku sax daf lay dimbali ki nga xam ne yaa ngi def lu dul yoon mu ne la li ngay def du yoon kooku da la dimbali waaye yàqalu la waaye nañu delloo suñu xel xam ne nag li tubaab di wax naan les hommes passent 1960 la woon ba léegi am na ñu fi nekkoon ana le président Senghor moo féete woon suuf kaw di joxe ay ordre tey suufa ko féete kaw ana le président Diouf mënatul dara ndax léegi mag la il est à la retraite ana président Wade moom lañ daan defal ay cortège muy joxe ay décision di ratifier tey mu ngi nii ak difficulté bu rëy muy naka lay def ba doomam nekk en liberté kon ki fi jot a nekk nag na bàyyi xel xam ne suuf yàkkamtiwul ñaata président ñoo nekkoon ci kaw suuf di jël ay décision ay mbëbutu ak ñu mel ni moom ay mbëbutoog ñu mel ni moom jël seeni réew tayle leen xoola Blaise Compaoré bu yàggul dem ba mënatul xoola Alpha Condé bu yàggul bi muy tëdd ci lal bi président la woon waaye biñ koy yeewee ba mu jug ba jàkkaarloog adduna bi yëpp nekkatul président pour wan la yàlla suñu borom subhanahu wa taala wa ma amruna illa wahida kalam imbil basar yàlla su bëggee dara day mel ni xef ak xippi président Alpha Condé ba muy tëdd ci lalam di nelaw président la waaye bi mu yeewoo ba janoog ñëpp nekkatul président xoolal si diggante bu gàtt boobu yàlla rocc na nguur gi mu ko joxoon kon képp ku fi nekk di rëy rëylu
jàppal na bés a ngi ñëw ci bés yi. kon képp ku ñu dénk na nga delloo sa xel te xam ne nguur moom kenn rek moo ko yor muy borom subhanahu wa taala. beneen nguur boo fi gis ay fellit la ci nguuru yàlla. bu doon nguur bu doomu aadama yor day sax kon nguuru Firawna du daanu, nguuru Namrus du daanu. kon nañu bàyyi xel population bi te lépp ñu teg ko ci yoon, doxal yoon, parce que yàlla bi muy wàccee ci kaw suuf lenn rek la waxoon ne buñ ko defee nekk ci jàmm mooy alhidaaya. waaw fa imma yatiyannakum minni hudan fa man tabi'a hudaaya fala xawfun alayhim wala hum yahzanun. ma leen wàccee ci kaw suuf danaa leen yónnee njub googu nag ngeen di doxal, seen àdduna jag, seen alaxira jag. su ngeen ko defulee seen àdduna du jag, seen alaxira du jag, parce que wa man axrada an zikri fa inna lahu maishatan danka. yàlla nee na li ma leen jox nag muy ay feuille de route, ay formule, su ngeen ko fi bàyyee di dund lu leen neex, yàlla nee na ma xajamal seen dund. ñaata système ñoo fi nekkoon yëpp échec. ci système communisme anamu échec na, système socialisme anamu échec na, système démocratique anamu échec na. benn système moo fi nekk muy système mu borom bi subhanahu wa taala, te moom mooy mujj, te moom mooy des. nee na lu fi waay xalaat ba indi ko day échec. kon nañu delloo suñu xel suñu borom subhanahu wa taala te doxal dëgg. képp koo xamante ne tamit nee nga dëgg ngay doxal, na nga fexe ba ñu fekk la ci dëgg nga dëggu, waaye di am looy wane ci kaw di def am looy def ci suuf. yàlla nee na yawma tubla sarair fa ma lahu min quwatin wala nasirin. bés bu may feeñal secret yi da ngay impuissant, dootoo amati doole, kenn du la mën jàppale te doo am ndimbal. kon loolu leçon la pour ñun ñëpp. fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin. yàlla nee na nag fàttali moom pour ñi nga xam ne ñoo gëm la, te buñ leen fàttalee dinañ nangu jël li ciy dëgg ñu jariñoo ko. kon mbokk yi ma leen di jéggalu ci kàddu yi, bëgg lépp baax rek moo tax ma waxee nii, waaye li may wax sama bopp laa ci jiital man, te lépp li ciy dëgg nangu naa, pare naa pour jël ko jëfe ko. ab jullit ak ku nite noonu lay def, mooy suñu waxee dëgg seetal la cay dëgg nga jël ko nga jariñoo ko. kon ñu ngi leen di jéggalu ci kàddu yi, te loolu lañ leen indiloon seen émission ulil albab. di sant di gërëm waa Medina TV ci njiitalu sëñ Saliou ak Thierno mi nga xam ne moo nekkoon ci technique bi. fàttewuñu Abdoul Aziz Niang borom Medinatu Rasoul, yàlla na yàlla fëgg boppam may ko wér mu jug ci jàmm incha allah. ñu ngi ko doon jéem a woo sax jotuñu ko, xam naa nañ ko seeti bu soobee yàlla. di nuyu mboolem équipe bu Medina TV bi yëpp, di nuyu suñu frère suñu rak Seyna Issa Laay di bàyyi Seydi borom jàmmalay service, ñu ngi koy nuyu di ko ziar. di nuyu suñu frère fële ci hôpital Fann Seynou, di nuyu suñu wóllëre Aboubacar Diallo borom Thiéniere FM wax dëgg yàlla, ak Dakar TV. di nuyu suñu wóllëre El Hadj Ousmane Gueye borom kër gi bâche macha allah. di nuyu suma ñaari wóllëre yi di ñaari mbay yi, su ma ko waxee dinañ xam seen bopp macha allah. di sant di gërëm téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi doon teewlu, di leen jaajëfal bu baax, di leen jox dig daje ci beneen émission ulil albab. in uridu illa al islaha mastata'tum wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.